oh mais attention Cheikhouna mais Cheikhouna éleveurs yi kenn dàqu leen sélectionné ñoo ngi sélectionné de maintenant nag gis nga loo gis ci àdduna dafay am ay étape dafay am benn procédure bu muy suivre tey tabaski ba jotee ñaata laadum léegi ngay gis ñu génn si bâche Aboukan si bâche VSI si bâche Omar Sow ñaata maal kuy laadum nga xamante ni tabaski dañ leen jubale élimination tey boo demee gétti El Hadj Ndiaye boo fa delluwaatee as tuut li muy produire xam na ne lu du lépp lay tey am na yi nga xamante ne indirectement da koy éliminer peut-être nag ñun suñu élimination moo xaw a doy waar parce que da ngay éliminer nga jox ko benn Cheikh wala benn Mbodj aussi yorewaat ko dugalaat ko si càmm yi encore peut-être foofu beneen kii la en fait beneen jàng la mais élimination ngi am ay croisement yu jaar yoon ñu ngi am donc c'est-à-dire que du question que ni en un laps de temps wala en un temps record les Sud-Africains sont parvenus à créer benn race bu ñu wooyee Dorpeur wala que les Marocains sont parvenus à créer une race bu ñu wooyee Chardy ainsi de suite que obligatoirement le Sénégal doit le faire non 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 mën na am ñun ci ni ñu tàmbalee xam nga bokkuñu tàmbali yi bokkuñu ñun ci lu ñu tàmbalee parce que Dorpeur bi daanaka ñaar race ñoo ko composé ñaar race pure ñoo ko composé alors que laadum bi te ñaata xar lañu jël ñambaas teg loolu balaa segg bi di dem ba set ba mu nga xamante day nekk lu nga xam ne dafay puré mais ça va prendre énormément de temps amuñu laboratoire amuñu yenn soutien donc amuñu te li ñuy demee aussi d'une part aussi il faut reconnaître dafay amateurisme benn baar bi nga xam ne moom mooy dundal élevage donc yooyu yëpp sont des considérations à tenir en compte. El Hadj tu as raison ah mbooloo mënu ko mais mbooloo bi dafa am ñu mu tànn mu jiital leen donc ñi mu tànn jiital leen noonu ñooy am benn politique am benn vision ci élevage bi donc tey du définir ay critères nekk ni fii lañ jëm lii lañ bëgg mais bu ñu demee ci ay foire nag ba nga xam te ni sélection nañ ba nga xam ne am nañ li nga xam te ni tey après moom la ñu bëgg mais nag war nañu mën a am fitu segg ne kat ñu ngi dem ci yeneen foire mais yeneen foire yi képp koo xamante ni indiwoo lu mel nii kat li nga am duñ ko considérer comme laadum loolu mooy premier pas bi nga xam ne moom la ñu war a teg mais nag su fekkee ne dañu bëgg ragal ne ah mais tey bu ñu waxee ni tey xaru diw du laadum wala xaru diw mooy laadum wala lii mooy laadum wala lii du laadum coow dina bëri et tout ça duñu yegg ci loolu duñ ci mës a yegg ah su fekkente ni réflexion bii la ñuy amee duñu mës a yegg ci fu laadum di nekkee une race man maa la wax ni non hélas non yow doo leen wax lii du race ba pare bëgg leen gëmloo ne lii race la xam nga comprendre nga doo leen wax ne lii race nga yow dès le départ tu leur dis clairement que laadu bi du race nekkagul race donc boo ñëwaatee di leen jéem a convaincre lii race aussi c'est contradictoire mais da ngeen xamal ne aussi par rapport fi ñu jóge ñu ngi ci benn processus bi nga xamante ne moom moo indi disparité yi par rapport ak xar yi ngeen gis. waaw Mbodj en fait tu sais pour man y a aucun problème pour expliquer laadum bi lan la produit croisé la entre plusieurs races te eggul ci cappaandaw gi donc pour man jafe-jafe bi ngay am yëpp mooy nga bëgg a wax ni c'est une race pure waaw loolu moom képp ku xam mala boo ko waxee moom bu la rusee du la wax dara bu demee dootoo ko gisati bu la rusul nag dina la wax waxinam loolu rek la waaw loolu rek la. man je pense que El Hadj man je pense que tu as compris ma question man je pense que tey ci wax pureté wu race bi ñun foofu moo doon débat bi tey nga war ko expliquer un étranger boo xamante ni c'est un éleveur boo xamante ni c'est un éleveur professionnel boo xamante ni xam na li ngay wax doonoo ko xam donc soo ko bëggee gëmloo comme que race la rek foofu noonu jafe-jafe dafay am man foofu laa doon bëgg waxee donc maa ngi jégalu nag xam nga xaw na guddi te demee dama am émission en direct 11h xam nga mooy loolu mais nekk leen ci jàmm xam nga Mbodj ñaari Mbodjee nii bon maa leen di béggee jaajëf ëllëg incha allah jaajëf El Hadj seexu naa baa sa xel bi ngay fooy xam nga ne jaar-jaar yi bokkul jaar-jaar yi buñ bokkoon wala day sax nga créé benn race comprendre nga lépp su boobaa chaque jour wala chaque année que jëfee di nga gis benn réew bu fi créé benn race bu bees marocain am na lu ñu bëgg a yokk seen xar yi doit créer une race bu bees xam nañu ay procédures yu gudd la tey ak xeetu xar yu am si àdduna si yëpp laatu bi am na fenn fu nga xam ne war na fa mën a apporter dara Chardy bi pareil Dorpeur bi pareil mais c'est pas du tigo tak ah yow tam bu ko yombalee noonu yombut de. moo di nga baal ma quoi mais yow dañ ma tax a dellu si quoi tu sais xam nga tey nit ki tubaab buy créer race da koy créer en fonction de ses besoins tey ñoom dañuy créer une race bouchère
donc chaque race bouchère dafa am ay caractéristiques yàpp dafa am ay caractéristiques am ay texture donc tey sarde bi am na loo xamante ni tey am na exigence yoo xamante ni tey sarde bi mën na ko remplir mais am na yoo xamante ni mënu ko remplir dafay am beneen race boo xamante ni moom moo ko gën a remplir que sarde bi tey je donne un exemple texture viande sarde ak dorpeur ak texel bokkuñu dafa mel ni ma jox la exemple mango yëpp mango lañ mais mango Thiès lan moo tax duñ ko yóbbu France y a beaucoup de choses tax mënuñu ko yóbbu pas Thiès France xëy na dafay yàqu parce que dafa am ay fibre tubaab bëggul di ko lekk muy dugg ci diggante gémmiñ yi muy yor cure-dent lan moo tax mu gën a bëgg consommer mango Kent parce que mango Kent amul fibre amul ay Thiès amul yooyu noonu tey lorsque tu parles du laadum ou tu parles du tubaab bi nag ce sont des moutons aar yoo xam ne ak seen viande dafa fibreuse donc ñoom tey je te donne un exemple tey y a beaucoup de restaurants fii au Sénégal dañuy jënd ji yàpp lu tax ñu jënd ji yàpp boo leen joxoon yàpp laadum bi clientèle bi du ko bëgg lu tax du ko bëgg parce que tey am na texture bu muy soxla ci viande bi boo xamante ne xëy na tey laadum bi du ko jox am na lu muy soxla loo xamante ne tey en terme de ndaw laadum bi du ko jox man foofu laay waxee na la que ni tey élevage soo ko def il faut nga caractériser nga xam lan ngay def tey suñu laadum bi peut-être que mën na bañ a nekk mouton boo xam ne pour viande la mën na nekk benn mouton boo xam te ni mouton plaisir la comme ni mu amee ci pigeon am ci yeneen race mais dama ne loolu yëpp boo ko bëggee il faut que nga définir ko nga am benn cahier de charge nga xam li nga bëgg def lan la man foofu laay waxee mais je pense bien que man ak yow bokkuñu ci lu ñuy wax quoi wala comprendre nga ko mais da nga cee bëggut a wax. waaw xam nga Seydina yow tu tournes en rond xam lu tax d'après ces explications bi yëpp bu fekkee ne ci cadre naturel boobu nga wala li nga xamante ne suñu borom moo ko sóob mu mën a nekkee noonu nga koy delloo laadum mi tàmbale laadum mi kenn mën na fii la premier xar bi nga xam ne ñëpp ne lii mooy laadum fan la hasard boobu am na ba pare mais kii processus d'amélioration lañ nekk seex naa ñun pareegul liggéey bu pareegul la foog nga reconnaître liggéey bu pareegul waaye liggéey ba nga xamante ne am na ay acquis yu énorme yi nga xamante ne am na hasard bi ba léegi mu ngi ciy am parce que des fois sax di nga bañ a bëgg croiser ñaari xar yàlla def ba mu déclenché sa requête ko nga juddlu ci li nga xam ne dafay yëm ñëpp boobaa nga répété waat croisement bi wala noonu ma ngi am si yoon il faut le reconnaître. waaw Cheikhouna en fait tu sais jafe-jafe bu mag bi mooy au niveau de la reproduction xam nga tey jii soo jëloon xar bi nga xam ni moo fi ëpp ay mensuration nga ni kii moom mooy référent bi xam nga première écueil bi ngay daleel bi ngay dajanteel mooy xar boobu du jur boppam mën naa jur 100 doom ñett ñaar benn ñoo ko ci xaw a mel ni moom ñi ci des ñëpp mooy loolu magistrat mi ñuy bàkkam ku rëy gi yëpp yan doom ñoo ko ci ëpp wala ñoo toll ni moom ci ay mensuration bëriwul noonu donc tu sais ak luñ mënti def te aspect de la reproduction boobu réglé wuñ ko pour man donner coup d'épée dans le vent la rek. waaw loolu la xam nga tey Cheikhouna Libalem bi dafa wax ni nan nga leen di waxee ni lii ñoo bokk benn race xam nga foofu laay waxee ni loolu complication lay doon suba da ngay wax ni produit croisé la rek c'est-à-dire ci cheminement race nga nekk mais egg goo ci terminaison bi. mais Amady xam nga exemple bi ma la jox taxut ma tourner en rond exemple bi ma la jox mooy exemple bu baax dama la bëgg xamal ni croisement ak métissage ak amélioration laataa nit xelam da ci dem yàlla mu ngi koy jàngale nature bi gis nga tey Amady lépp lu doomu aadama di produire nature bi mu ngi koy produire gis nga ñun li ñuy puukaree di ko ndamoo nature bi mu ngi koy produire yaa ngi comprendre loolu laa la bëgg comprendre mais tey dafa am loo xamante ni soo dee ba nga xamante ni tey nga nekk nit bëgg si dafa am ci ay base yu mu war a tegu yoo xamante ni tey base yoon ay règles universelles la yoo xam ne yëpp ci lañ bëgg tegu ci lañ tegu donc ñun suñu bëggee wàcc yoon boobu noonu non seulement ñun on parle d'amélioration race te tey fii nii génétiquement kenn mënu la wax ni fii say Sénégal benn généticien mës na liggéey ci waxu laadum te ñun éleveurs yi kese mënuñu ko liggéey parce que tey race yi nekk ci àdduna bi éleveurs yi bien vrai que dem na foofu ne bi ñu demee ba toll ci fenn bi ñu ci bëgg a consolider ak yooyu noonu dañuy dem indi ji ay professionnels lu mel ne ay généticiens yu noonu tey ñu jël impliqué tey fii élevage Sénégal soo wax vétérinaire rek nga tu ne parles pas de généticien waxoo fii benn généticien Sénégal boo xam ne mës na liggéey ci laadum bi
yow da nga ma bëgg wax ba waxu processus te processus bi li nga xam te ne moom la war a àndal yéen nekkoo ci man loolu laa lay wax nii quand même. Seexuna ba ci diine sax ab naar bu jugoon Arabie Saoudite bu la fekkoon fii ngay tari alxuraan boo moytuwul dina la rey waaye sa diine nangu na la ko par rapport sa langage par rapport ni nga jotee li ñu la ko jàngalee par rapport yow li nga nàmp ak lépp dafa bëri yi nga xamante aussi dafay ci tenir compte ci environnement bi ci nit ki ci affaire yu bëri ci milieu bi loolu mënoo ko seggi xaaral ma lii ratin audio wàcc. maa leen nuyu waa groupe yi ñëpp di leen ziar di leen ñaan yàlla rek yal na yàlla dolli jàmm waxtaan bi neex na xam man defe naa te dagal na de Mor Sène la moo leen di nuyu di leen ziar di leen rafetlu li ngeen teg ci di waxtaan nii quoi li ma si jot a dégg daal mooy rafetlu ko trop waaw dama bëgg ngeen xam benn affaire de bu fekkee xar yi gën a njool la ñuy teg exemple ñu nii xar mi fii nii la war a toll pour ñu mën koo considérer comme laadum buñ deful ndànk laal li ma la ko wax dañ delluwaat ci ginnaaw. ñu bari dañuy yaakaar ni ñaari njool yi ñooy jur xar bu njool dañuy daanu de dañ bàyyi ñaari xar yu gàtt amul benn exemple 100 lay am wala 101 exemple ñu ko fi teggaal bàyyi ko fi bàyyi fi mal bu def 107 108 exemple dem 110 ñu ko fi ñu ko bàyyi ko fi parce que ay moroom dañ koo sut te ñooñu li ñu mën a bool li nga mën a croiser ñu jur leneen lu dégg daal yi ñaar ñi duñ ko mën. boo deful ndànk fa la ñuy tagga témbee sax xam nga tagga témbee boo deful ndànk dañu mën a ko en arrière nañ judlu xale yoo xam ne après ñaan non bu ñu xamoon ndeke lii ndeke mbott tuuti na wante si rabu àll yi la bokk boo deful ndànk di nga ko dégg di nga ko déggati ko parce que man noonu laa koy jàppee xëy na nag sama xam-xam bariwul ci càmm gi waxte des fois ma gis xar bu gàtt boole ko xar bu gàtt essayé naa ko plusieurs fois mu juróom ma benn estilu xar boo xam ne tubarkàlla day dama ci mën a liggéey wala ma joxe ko kooku moo ngi ciy liggéey te jaar naa ci jaarati ci nag. mais hélas depuis sama ul bu sànq ba léegi loolu laay répété liiral audio yu ma répondre si naa yëpp loolu laa koy répété xar la façon xar ba nga xamante ne nekk gut raas te li ngay gis différence bi ngay xamante ne gis nga ko mu am ci par rapport ak couragement wala par rapport ak estilu xaru race pure yu ñu ci dugal. ku nekk am na loo ci moomee te dafay faral di feeñ laadum bi des fois dafay saf bari des fois dafay saf azawa des fois dafay saf tulabeer des fois dafay saf benn affaire nga wóor na ne lii si lee la ko jëlee mais dafay am un plus par rapport ñooñu aussi waaye ba léegi àggagut loolu kay depuis sànq ba léegi moom laa nekk di wax di ko répété waat Cheikhouna nag moo bëgg ma définir ko définition du am Cheikhouna ñaata tentative de création de race ñoom ñoo échoué ci àdduna si li échoué ci tentative de création de race moo ëpp fukki junni yoon que li réussir attention mën nga am objectif créer telle race pour répondre à tel besoin nga def mu échoué defar mu échoué donc attention c'est on entre l'objectif et la création de la race c'est pas benn kii ba nga xamante ne da ngay boo def sa croisement entre deux races pures rek automatiquement le résultat va suivre non ay procédures yu yàgg la xëy na nag ci wàllum xar yi am na ñi nga xamante ne ci benn ñaar gis nañu mu am benn réussite bu gaaw waaye li ci échoué moo ëpp fukki junni li ci réussir. waaw salaamaaleykum dinaa na nga def Mor Sène ñu ngi ziar lu bëri man damay delloowaat en arrière en 2015 novembre ou octobre 2015 muy sama première émission Njur ak Ñanaama rek ak Abou Kane ku ko mën a seetaan na ko dem seetaan je lui ai posé la question à savoir que tey su fekkente ni Adam Alliance pour le développement et l'amélioration des races qui parle d'amélioration parle de génétique et qui parle de génétique parle de géniteur est-ce que tey association yi meilleure mensuration yi la war a récompenser wala meilleur géniteur la war a récompenser man 2015 laa posé question boobu noonu et que les gens peuvent vérifier donc man en 2015 débat bi may soulevé nii en 2015 soo xoolee sama émission yi daw entre 2015 2016 yëpp émission yi ça tournait autour de ça mais j'ai vu que ça n'intéressait pas beaucoup les éleveurs et les gens n'en parlaient pas même le débat lorsque tu le poses sur les réseaux sociaux les gens n'en débattent pas donc mais foofu li nga wax nii foofu la mbir mi war a nekk foofu la ñu war a poser wu question bi mais tey loolu la ne pour ñu liggéey il faut que ñu boole ci généticien
mais ak allure bi ñuy demee nii il faut que tey association ñu toogaat ñu waxtaanal ñu ak éleveurs yëpp ñu xam lan la ñu bëgg ndax dañu bëgg tey laaru bi nekk une race ban yoon la ñuy jaar pour nekk race ak liggéey bi naka lay ak ñan ñoo ko war a def yooyu noonu ce sont des choses yoo xam ne ce sont des questions qu'on doit se poser. mais Amady xam nga yow li ngay wax nii du lu ñu xamula xam nañ ni que ni tey àdduna bi même ci science ak yeneen ak yeneen nit ñi ils ont tenté des choses qu'ils ont échoué waxuma la sax échoué même la science on te dit que la science avance par erreur rectifiée même li fi nekk tey fii rek 10 ans 15 ans 20 ans les gens vont déceler des erreurs et puis vont essayer de les améliorer et avancer avec loolu c'est un autre débat mais le débat bi ñuy waxtaanee nii mooy que tey ci laarum bi est-ce que yoon bi nga xamante ne moom lañ jaar yoon boobu la est-ce que fi ñu toll nii waruñu ko woon dépasser est-ce que tey waruñu woon am benn prototype tey prototype boobu noonu comme ni ko Mor Sène waxee est-ce que tey dañ ko war a natt ci tey xar bi ëpp mensuration wala xar bi jur benn ak li luftu wax ne que ni tey xar bi tey boo xoolee sa production 90% ou 80% day produire li nga xam te ne moom moo similaire ak boppam ci fan la ñu war a liggéey bi fan lañ ko ban yoon lañ ko war a jaarale débat bi moo doon loolu parce que débat dafa tàmbalee ci benn publication mu gis sur Facebook benn nit buy laajte tey naka la ñuy xàmmee laaduma participation nga joxe ci explication boo xam ne xëy na àndu ci affaire bi di màgg ba yegg si fii mais tey bu ñëwee ba fii dafa war a jur njëriñ parce que de la discussion jaillit la lumière xam nga loolu la. seexu naa lu bees na nga def xaw moon sa yaay wax nga dëgg pourtant baat bi maa ngi xool sax am na naan kii seexu naa la ci loolu ne yaa ngi ci jàmm seexu naa man nag dafa am benn affaire aussi bu ma jàngat foofu xam nga fu may waxee dafa bari ñoo xam ne maa ñoom ñoo yam jànguñu anglais c'est bari ay ñu bari ay yaxaar ay xam nga nañ ko mën a xam ay arabisant la ñu xawma lan jànguñu fi ngay waxee lii nga bëgg ñu teg ko ci taabal ji bis bu ñu demoon wuti ko ba teg ko ci taabal ji dina am pour man dina bari pëccxoo lu tax am na ñoo xam tey bu ñu buggee dépasser si seen alal ci xar yi ba noppi wala yàgg yar ba noppi ñu xëy bugg éliminer wala bañ ñu bokk ci ñu jëm a éliminer lu tuuti lañu yor boo deful ndànk dina am jaxasoo si ñu koy jéem a dindi ci seen diggante da lay fa lay doxe yàqu sama xalaat bu gàtt lay waxee parce que da see am ñoo xam ne maa ñoo ñooyam seenum njàng soriwul te nga xëy bëgg leen a génn ci lii tegal leen ko ci lii te mosuñu koo dund surtout ñu yàgg ci seen i bàyyi nekk ci seen i ñu màgg ci xar yi yaru ci xar yi seenum njàng soriwul nga xëy il leen benn ay techniciens yu war a réparer jéem a lijjanti lii boobaa da nga ne Mor waxoon na ma ko dina bari jaxasoo day mel ni kon day am kumba am ndey ak kumba amul ndey xam nga ndax dégg nga fi may waxam déet day man dañ leen bugg a xañ li ñu yore gëm loolu li ñu yore baaxul te boobaa day indi pëccxoo day indi jaxasoo bu méttee ci ay diggante sax ay diggante yu jigéen nag yoo xam ni xana ko yenn nar a yàq moo koy mbir mi dina naqare rek la trop seex naa maa la wax lii de. waaw Cheikhouna en fait il faut ñu ñi bañ a tamit méngale poids ak yàpp nekkul forcément soo amee poids am nga yàpp xam nga race yi am si àdduna si xar moom je pense que à part état Amérique lañ def yoo xam ne pet lañ koy utiliser ci fal ko yi mais bu weesoo loolu yi si def yëpp c'est soit lait lakkoon yi comme exemple rarement yàpp moo ci ëpp foofu leen comme mérinos yi jeex na quoi xam nga laadum bi mën na nekk xar boo xam ni si yenn condition yu metti si borom mu dina am poids mais rendement mi dafa faible trop. waaw Cheikhouna xam nga tey dama lay delloowaat encore ci sa fas yi rek toujours pour xaw a méngaleeg fas yeeg xar yi su may wax fas yi nag fas yi nga xam ne si métissage bi ngeen nekk te pareeguñ mooy demi cent yeeg mooy trois quarts cent yeeg mooy sept huitième yeeg seize ainsi de suite boo doon expliquer tey concrètement ci performance yu ñuy def lu tax fas yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a puré ci deret di ñàkk def des fois résultat par rapport fas yi nga xamante ne ay demi cent la ñu tan lu koy waral foo koy teg. parfois mu njàmbaan lépp
parfois mu njambaan lépp de boole lépp nag waaw. non Amady fasu course dafa ute ak li ngay wax parce que fasu course paramètres yi nga xam te ne dafay intervenir ci fas bi dafa bëri non seulement fas bi bu juddoo niñ koy débouré niñ koy jàngalee daw niñ koy tàggatee niñ koy entretenir nuñ koy vitaminer yooyu noonu yëpp tey fas mën na nekk un trois quarts tey bi mu juddoo ba ni muy ñëwee course mu nekk ci ay jafe-jafe mu ñëw benn demi-temps ñëw di ko raw mais tey su fekkente ni tey exception nag mën na ama parce que l'exception confirme la règle mais tey su fekkente ni ñoom ñaar dañu nekk ci même condition ah lépp réunir et tout ça normalement ñaari fas yi non seulement ci bind ci dayo et tout dafa dina am différence ci dayo nag dina am différence vraiment voilà. mais kooku noonu seex naa man je trouve que ni bëriwul njëriñ ci instant yi ñu toll nii di ko wax wala di ko waxtaanee wala bëgg ko teg ci table bi mooy meilleur géniteur ci compétition yi indi yow kuy yi ñu faral di indi ay kuy 3 ans rek suñu xar yi balaa ñoo commencé tëb ñu am 1 an balaa ñoo commencé gis seen taw des fois ay 15 mois lay nekk bu ñu ñëw diggante 15 mois ak ñuy bu ñu am 36 mois loolu ñaata mois la seex naa bëriwul bu fekkente amoo sens mu nekk ci gétt gu mag bëri ay famille yu mu tëb pour nga am ci 10 doom yomb pour nga dugg ci kër sax fekk fa maal yore fa 10 doom yu jigéen wala 10 doom yu góor c'est pas aussi évident que cela donc loolu aussi boo bëggee def comparaison wala boo bëggee def jugement par rapport ak production ak beneen maal ba nga xam ne bokkuñu xeetu famille yu ñu tëb bokkuñu environnement yu ñuy dund bokkuñu xeetu xont bu ñu leen xont bokkuñu sax des fois climat yu ñuy dund c'est difficile seexu naa nag seexu naa yaa ngi door a dikk nag lii moo am solo nag dès l'instant que tey ñu ngi xalaat naka la ñu war a def ba yenn sujet ñu mën a répéter mais xamal ne am na quelque part fi nga xamante ne réussir nañ tey bu ñu amoon 200 xar yu mel ni jackpot 300 xar yu mel ni galactique yaakaar naa ne kooku noonu résultat mënu ko weesu te yaakaar naa ne aussi boo amoon résultat mel noonu aussi doo ñëwaat ne yoon bi nga jaar ba egg si fii nii baaxul kay waaye nan ngay fexe ba maximiser. mais xam nga des fois nag seexu naa yow des fois da ngay waaru yow da ngay xam benn mbir ba pare bëgg ci dut baara wala bëgg ci kii mais xar yi nii aussi des fois loolu mooy ñàkk pureté boom ci laadum bi moo tax tey ñu jur lu vert suba jaune grand suba rouge te ñun résultat yi ñu am ci croisement yi nii doo ko jël jox ko maal bi kese di nga ko booleeg femelle bi di nga ko booleeg maam bu góor bi di nga ko booleeg maam bu jigéen bi finalement ñëpp ci seddu donc pour le moment ak fi liggéey bi toll nii di primer ay meilleurs géniteurs moom ku ko bëgg a def ci càmm gi da ngaa bëgg a jaxase nit ñi donc waaye mënu nekk. mais El Hadj mais soo xoolee tey moine yooyu noonu ci même principe yi nga xamante ni moom la généticien yi di liggéeyee tey moom la ñu nekkoon parce que tey léegi la tur yi am. mais tey bu njëkk principe yi nga xam moom la nit ñi doon liggéeyee tey xëy na même principe yooyu noonu moo fi nekk même formule yooyu ñoo fi nekk peut-être que ñu utal ko ay tur utal ko ay profession ay nit dem xam nga dem spécialisé wu ci loolu mais même règle yooyu noonu moom lañ doon utiliser loolu aussi faut pas que ñu bañ ko fàtte. lay yi nag sa lay yi day parfois ëpp wàññi lay kat wàññi lay. mooy la El sa waay kañ bu doon athlète coureur lay doon lay rek lay def. waaye moom loo ko indil la leneen di jaay nante ma xalla day bañ foire yi jeex ndaxte foire yi moom bâché moom xaaral ma noppi sax. waaw yow waxoo Seexuna lu am neel Seexuna amul benn généticien au monde bu mën a lijjanti laadum bi barka Rasulullah fii loo am xam-xamu génétique wallaahi boo yegsee si laadum bi gaare da ngay jiddal ñooy ñoom maam seen naan xottu geeg làcc geeg sullu geeg ñoom seen nga xam ne saa élevage bu particulier la wallaahi wala élevage bu particulier la en fait loolu mooy charme yi aussi quoi neexul ba neexul de mais moom mooy charme laadum waaw c'est pas scientifique nag mais mooy laadum bi. punkal yi mënul jur seen bopp loolu moom fa la échec yi fa la mooy kii bi mooy écume de la mer bi
waaw boo ko tibbee ba daw ak moom da ngay jékki-jékki mu seey wax naa ko de mooy équation laadum de punkal yi sey punkal yi am problème punkal yi sonn nañ de léegi lan mooy solution pour dugal pureté bi lan mooy solution pour def pureté boobu lu koy dugal lan mooy pexe yi. ah yéen bonkal yi ay exception génétique lañ nag waaye ñeneen ñi ñoo ngi koy répété ñeneen ñi ngi jur. neel suppu kànja bi rek pour simplifier suppu kànja moom xam nga kii ko analyser ko dafa metti waaw parce que suppu kànja yi sax day wuti ñu ngi noonu de mais nag comme li ma wax rek avec marqueurs yi moom marqueur génétique yi moom waaw bari na ay possibilités mais nag li lay réeral mooy phénomène génétique yi nga xam ne moo bari ci laadum bi à cause de trop de diversité bi waaw foofu daal mën naa jumloo ku ne. billaay élevage li nga wax sax xamoo ni mu nekkee dëgg gis nga élevage bi nii punkal yi sax ñoom la ñuy gën a mën a utile justification qui peut le plus peut le moins normalement un mâle bu ñu wax ni moo mën Sénégal da gis un mâle bu ñu wax ni way gagné ne moo mën Sénégal par ci parta ñu koy utal layu amul base de femelle normalement base bi xar bi nga xamante ni moom la ñu wax ni moo mën am na ay maam deret bi fort na soo ko joxee lu moyen sax war na ci wane boppam mais lay lañ koy utal justification lañ koy utal nan la non femelle yi nangam ak sàngam soo ko booleeg sang bi par ci parta expliqué genre moo lay wan ni que ni mooy li nga wax mooy li ngay jéem a expliqué rek mooy que tey élevage bi lay moo ci ëpp tey fi amul benn maal boo xamante ne tey jurut mbalit maal boo tudd rek ci élevage Sénégal rek am na ay doom yoo xamante ne tey boo ko mayee éleveur yi bëgguñu ko mais tey ji dañu waroon toll ci tey maal yi ñuy tudd di leen coow tey 80 ou 90% de leur production tey dafa war a nekk or dafa leen war a rafet dafa leen war a liw dafa war a ñëw vers ñoom mais tey ñuy tudd benn maal ci mensuration nga jox ko 100 femelles ci biir 100 famille yi boo ko tuddee ne mensuration ci biir 100 famille yi mu nekk tëb yëpp da nga koy utal lay ñaar ñoo ci indi ñoo ciy xaw a tane mensuration papa bi quand même c'est logique. hélas nga jàpp ni ak système bu ñuy fonctionner wala ak mode bu ñuy fonctionner nii laadum bi jour bu nekkee race fa lay yem fa lay gaare ñëpp bàyyi ko uti jiwaat leneen ñàkkum nekkum raasam moo ko waral moo ko jox kidd bu moom nii yëpp. te xoolal élage maa la wax nga de gars yi dañ koy jënd ba pare defal leen sélection bu ñuy def sélection bi dañ naan non ay jabar laa ko jëndal doomu diw ak diw ak diw ak diw laa ko jëndal mais seet boo da ngay seetaan nga xool boo dawee tuuti ay at da ngay gis ni xoolal dina jur ay doom mais doom yi ñaar ak ci toll ni seen bàyyi maa la wax lii léegi bu après la beneen lay la ñu utal doom yi naan la non toll ko mais dina ko jur quand même. loolu nag mooy affaire bi nag xam nga suppu kànja bi wala kii bi tey da ngay for benn affaire waa kër Roi Bachir ne lii ñoo ko moom nga faral beneen affaire waa kër ko sooy génn nga faral benn affaire Cheikh Diop taxaw fa la nii loolu moom su ñun la waaw jën si boppam moom mooy fii lay jaaree dof. waaw Cheikhouna xam nga en fait xar yi dañuy tributaire ci seen patrimoine génétique li nga xam ni mooy seen cosaan te composé leen loolu la ñuy indi xam nga nag dañuy dellu ci début waxtaan bi mooy fu xar yi jóge daral yi géttu naar yi géttu pël yi et cetera donc jàppal ni xar yooyu yëpp plus ou moins ñi ngi làqu kose ci deretu xar yi waaw te bari ci lool yàlla nañ ci yàlla musal da nga naan taare ñuy mbëreet génn boobu la problème bi nekk nga xam nga phénomène hétérozygote wala hétérogénéité bii nga xam dafa am si laadum dafay favoriser ay phénomènes génétiques yoo xam ni kenn du ko mën a reproduire après kenn du ko mën. non élage li nga wax mooy dëgg la laadum une race hétérogène oui mën na la jural lu nekk fii tey amul benn éleveur boo xamante ne tey mën na la jox certitude ni xar bi lii lay jur la preuve da ngay dugg ci mbaar xar bi joral la 10 mbote yi éleveur bi ci boppam moom xam na ni mbote yi benn bokk ci morom léeg-léeg sax ñoom ñu def erreur d'appréciation ne bii moo ci mën génnee beneen bi mën fuuf bi nga xamante ni moom lañ téye ñu ëlbati toppaat élage tu sais ñun des fois dañuy jaawale une chose ay mbir
dañuy jaawarle deux choses dañuy jaawarle entre la production et la reproduction. La production mooy xar bu mën a jur rek di jur affaire de sakkat, mais la reproduction, la mâle se reproduit, se reproduire un phénomène, se reproduire un type. waaw dafa ute du benn de dañuy war a yegg ci phase reproduction, mais ñun ci phase production lañ toll. waaye ay laadum lay jur de jurul tubaab biir jurul bëli jurul asabat ay laadum nag lañuy jur. waaye jurul ay laadum yu mel ni moom yu mel ni beneen laadum lay jur. waa Cheikhouna xam nga soo demee ci index de synthèse wala index de sélection unique selon OSI liñ koy tudde rek ci pourcentage ñuy jox liggéey bi nga xam ni ñoom liggéey bu ne OS bi dafay définir sur 2 ans ou 3 ans wala 4 ans objectif yi lañ bëgg a atteindre selon ak yi ak li ñu manqué. Il y a bien la production et la reproduction. Production et reproduction ñaari mbir yu bokkul. Effectivement ñun ñi ngi ci phase de production, c'est-à-dire massification lañ nekk quoi, on massifie. Alors que li ñu bëgg dëgg reproduction moo ñu koy may, reproduction, reproduire. xam nga maal yi bu ñuy tëb wala femelle yi bu ñuy jur maam yi dañuy xëccoo. xam nga xar yu gàtt yu ndaw yi ñoo ëpp résistance yi buuxante bi punkal yi amuñu doole bu ñu dayee tuuti dañuy xoox. faut pas que ngay contredire encore sa bopp yow tu viens xam nga si ñu ngi ci conclusion émission bi et en conclusion yow tu viens de dire que ni le laadum est une race hétérogène. bu fekkente ne cadre boobu lañ ko jàppee bu juree li nga xam ne ndoroowut c'est parfait déjà c'est que mu nekk laadum te ay laadum la ñuy jur ay laadum yu ndoroowut la ñuy jur donc c'est une race hétérogène point barre. parce que xam ne des fois éleveurs yi seen bopp seen wax yi ak seen considération moo tax nit ki du def résultat parce que xar bi day commencé jur mais gars yi dañuy ñëw jur dara la jur bu defee yow découragé bi ngay découragé moo tax sax maal bi du fa def dara alors que yàlla xam na ne bu ñu ko amoon toppatoo mën nañ dem bu màgg nekk dara quoi éleveur baaxuñu. non mais kii Amady mais c'est un mouton hétérogène loolu laa wax yow yaa bëgg indi homogénéité di gëmloo nit ñi que ni même bu nit ñëwee xool lañ daneen xàmmee parce que su fekkente ne homogénéité dafa am mooy que da nga leen di xàmmee donc du comme ni ma la joxee exemple Saalum ak magistrat yow yaa bëgg gëmloo nit ñi homogénéité man kañ man d'accord man foofu mooy loolu mooy débat bi sinon bu doon loolu la kañ kon conclure nañ bu yàgg. saa nag ma xamal la de Amady élevage bii nii soo dëgërul bopp tuuti doo taxaw fenn de gars yi moom ping pong lañ lay def foo taxaw ñu la du fii maa la wax lii. non kon yow da nga ma yow depuis sànq li nga may jugé tu n'avais pas compris fi may waxee xam nga bi nga jëlee exemple Saalum ak magistrat bi man indi naa la ay sous exemple yi nga xamante ne Saalum ak ay doomam wala Boy Séeréer ak ay doomam wala magistrat ak ay doomam pour wane que des fois même ci hétérogénéité yooyu mu ñuy waxtaanee aussi am na benn partie ba nga xamante ne aussi dafay nekk ay éléments de ressemblance yu fort yi nga xamante ne aussi mën nañ ci dul baaraam et loolu lay force laadum yi en fait waaw moo tax enseignants yi am ci place enseignants yi moo tax ñoom mën a buuxante ak milliardaires yeeg ak transitaires yeeg ak borom fas yeeg mooy loolu mais suñu émission bi kañ la yoo ci ñëw na. Amady dinaa la dugalal benn extrait bu madame Christiane Ip bu ñuy waxtaanee ci reproduction muy wax ni naka la ñuy reproduire un champion ci course mu jékki-jékki benn instant mu ne logique boobu noonu bien vrai que am na mais am na exception parce que exception yooyu noonu foofu yàlla moo ciy wane boppam sinon exception yooyu noonu bu amutoon kon ñi am rek ñooy am fas yu baax wala ñooy am xar yu baax parce que ñoom ñoo am moyen wu pour def loolu mooy fekk sa wax ji léegi li nga nekk ni moo tax enseignants yi di mën a mbëkkante ak borom xaalis yi
foofu noonu nag foofu laa koy dugal bu sew foofu noonu nga xam te ni yàlla moo ci yoone boppam ma ne ni moom càmm ak mbiri àdduna moom am na loo xam ne moom moo koy téel boppam mais suñu émission bi def na si yow bon nañ ko programmé léegi bàyyi ñu déggante après demain comme ça ñu yëpp xool nañ ko programmé vendredi ok. non xam nga problème bi mooy ñun élevage laanu bi malheureusement bon si défaut yi si gën a mag mooy empirisme bi dafa bari trop y a trop d'empirisme waaw dina si am yoo xam ni dina xaw a jege dëgg dina si am yoo xam ne tegul fenn xam nga bëri na xar yoo xam ni daanaka seen mbote rek moo tax seen jugement ñu kase ko complètement oh mbote yi dañoo tuuti mbote yi dañoo def nii mbote yi dañoo def nii alors que mbote du dara mbote c'est-à-dire mbote du rien du tout ça veut rien dire mbote bu judd nii la toll nee la toll nii la mel ne melu leen fan yee maa ngi seetaan benn reportage Angleterre benn éleveur pur sang bu mag fekk muy am ay poulinage yoo xam ne dañ doon am ñu koy interroger mu ni ñu ni ko lan mooy différence mu ni ils naissent tous de la même manière tous que ce soit champion bi wala cuune bi ci course mi ngi noonu quoi mais fii xam nga dañuy bëgg yenn genre mbote yi naan mbote bi def na lii dugg na fii jamonoy pesé kilo ñaata kilo la def ak ñetti kilo juróomi kilo fukki kilo te yooyu ça veut rien dire c'est-à-dire mujjanteelu xar bi kooku il faut du temps waaw il faut du temps juger progéniture c'est pas quelque chose boo xam dafa facile yombul de waaw yombul te malheureusement éleveurs yi ci juddu bi rek wala ci peut-être 1 mois 2 mois rek te foofu paramètres yi ci influer dafa bëri trop façon ëmb bi dund bi ci ëmb bi soowu yaay bi neexaay bi naqariwaay bi période bi mu juddoo donc mi ngi noonu